Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu ñi ngi dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy amalee àllarba bu jot mbokk yi ci waxtu bi ñu am mbégte nag bu yaatu dellu si ci ànd ci ak yéen muy émission boo xam ne li ko tax a jóg mooy waxtaane tolluwaayu réew mi loolu nag mooy li yëkkati émission bi di Faram Facce ñu koy amal ci àllarba ci waxtu bi mu nekk en direct ñu am mbégte nag tey di ci recevoir ay nit yu ñu jàpp ni seen xam-xam ak seen xalaat dina am solo ci tolluwaayu réew mi ci ñooñu dinañ ci ànd ak professeur Maurice Soudieck Dione ñu ngi lay nuyu professeur. maa ngi lay fay Papa Ngaye di la remercier ci invitation bi di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu également ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi seetaan TFM. ñu ànd ci ak Oumar Seck Ndiaye moom itam di taskatu xibaar di bindkat ñu am mbégte moom itam dellu recevoir ko ci plateau Faram Facce ñu ngi lay nuyu Oumar. maa ngi leen di fay ma ne di am mbégte teew fii di nuyu ñëpp di nuyu ñi ñuy seetaan. jërëjëf ñu ànd ci ak suñu doyen Mody Niang moom itam di jàngalekat di bindkat ñu ràññee lool xam-xamam macha allah ñu am mbégte moom itam di ko recevoir ci plateau Faram Facce. waaw maa ngi delloo di leen nuyu di am mbégte mi nga am naa ko ci invité ma invité di nuyu sama naataango yi di nuyu say téléspectateurs ak Sénégal gi ñuy déglu yëpp. jërëjëf ñu ànd ci ak suñu naataango Mout Bane moom itam di bindkat wax dëgg yàlla am téere yu bëri yoo xam ne bind na ko teg ci nekk taskatu xibaar ñu am mbégte saa su ne moom itam di ànd ak moom ci émission bu mel nii ñu ngi lay nuyu Mout Bane. Pape maa ngi lay remercier di la nuyu di la remercier ci invitation bi. di remercier également ñi man bokkal plateau bi di également nuyu Sénégalais yi ñuy suivre yëpp. jërëjëf kon dañuy daal di tàmbalee waxtaan bi ak professeur sama càmmoñ laay tàmbalee mënuñu tàmbali nag te suñu xel du dem ci professeur Iba Der Thiam ndax génn na àddina amagul ayu bés yaakaar naa ni jaadu na itam ñu rendre ko hommage yi kenn ku ci nekk rek loo xam ni ci hommage ak loo xam ni seq ngeen ko ci loo xam ni mën nañ ko fàttali ko dëgg la li ëpp solo sax ci ku dem mooy ñu ñaanal ko ni ma ko suma grand Omar waxee woon bërki démb waaye itam baax na ñu fàttaliku dara ci ay jikkoom ndax ñi nga xam ne xëy na umpale nañ ko wala réere nañ ko te fàttaliku boobu itam dafa am solo professeur Iba Der Thiam ndax xamoon nga ko ak yan fàttaliku nga mën a def ci moom ak témoignage. Professeur Iba Der Thiam maa ngi ko xamee bi ma nekkee université Cheikh Anta Diop de Dakar boobu maa ngi def licence droit public mu ñëwoon def ci benn conférence boo xamante ne wax dëgg wane woon na fa xam-xam ak xarañte bu bëri ak itamit humilité simplicité et puis koo xamante ne la aussi amoon na engagement boo xamante ne ci wàllu politique la woon wante aussi ci wàllu dëgëral lépp loo xamante ne suñu caada la Sénégal amoon na aussi ay réformes yu bëri yu mu amaloon ci l'école nouvelle booy xool am na école yu bëri yoo xamante ne moo leen débaptisé jël ay ñoo xamante ne dañ leen ay doomu réew mi la dañ leen fi ràññee mu tudde leen école yi tudde leen yeneen di bërëb yoo xamante ne ay bërëbu jàngale la woon ay bërëbu gëstu la woon donc loolu yëpp di ñu mën ko def à l'actif du professeur Iba Der Thiam nekkoon aussi député bu ñu ràññee woon ci taxawaayam ci xeex gi mu daan xeexal askan wi ci ay initiative am aussi au niveau de l'Assemblée nationale ràññee ko itamit ci engagement wam non seulement sur le plan éducatif sur le plan politique mais sur le plan syndical mais dafa boole woon bind ci wàllu syndicalisme ak activité syndicale loolu yëpp def ne wax dëgg nit ku mag moo dem un grand serviteur de l'État un homme de conviction et un grand intellectuel. ñu ñaanal ko yàlla xare. yàlla na ko yàlla xare àjjana. Oumar. waaw professeur Iba Der benn yoon la am chance dajeex moom si xeela woon bi mu ko gisee ñu am wax xaw a ñagas parce que dafa am lu bari lu mu ko reproché donc Iba Der yow lii d'accord ma si lii d'accord ma si lii d'accord ma si ma foog ni wax ji jeex na bi muy dem mu laajte ma woo ma si bitti dama di ko doon wax waxu mbooloo léegi loo bëgg a xam may laaj bu may tontu may laaj bu may tontu am ma ne ko am na yu ma d'accord am na yu ma d'accordul mun ma loolu may naa la ko c'est cër la loolu tamit wane ne ni ko ubbeeku la parce que di ma ko songee bu doon keneen xëy na dina gis boppam wala mu am ay jànni wala wax bu jagas mais bi mu paree mu woo ma dama lu tax nga wax ba lii ñu leerlante donc loolu aussi am na lu muy wane si jikko nit donc li ñuy def rek mooy
ñaanal ko yàlla jigal ko ay bàkkaaram te xare ko àjjana parce que defe naa ku dee loolu la ñu deseex moom loolu la gën a soxla donc ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana bi gën a kawe. jërëjëf doyen Mody Sénégal mën nañu wax ni ñàkk na kenn ci ay doomam yoo xam ni ràññee nañu ko sax Amadou Hampâté Bâ daan na wax ni Afrique mag mu fi faatu day yemu ak bibliothèque mën nañ ko jàppe kon tey Iba Der Thiam ndax xamoon nga ko ak ban témoignage nga ñu mën a defal ci waaw xam naa ko wax dëgg yàlla xamoon naa ko waaye li professeur wax sax de teg kii teg ci leneen dina jafe waaye man dama ko yàgg xam quand même d'abord ci syndicalisme SUDES à l'époque vraiment dama ko xamoon on a travaillé ensemble pendant de longues années ensuite devenu ministre de l'éducation nationale moi j'étais inspecteur j'ai travaillé avec lui à l'éducation nationale. C'est lui qui m'a nommé d'ailleurs inspecteur départemental de l'enseignement élémentaire de Pikine. En dehors de ça, on avait d'excellentes relations. Bi may def sama formation inspecteur d'enseignement aussi mooy directeur école normale supérieure. J'avais d'excellentes relations avec lui. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui dafa gëm xam-xam. dafa gëm xam-xam gëm boppam. xam-xam foo ko teg rek teg na ko foo raw te ku bëggoon réew mi la. ku bëggoon xam-xam la ku gëmoon boppam la loolu la retenir j'avais d'excellentes relations avec lui yàlla na ko sa borom bi tàbbal amiin yaa rabbal aalamiin Modou Bane wax na ko doyen Mody Niang wax na ko te li am solo itam daanaka ci askan maanaam Sénégal ci loolu lañ ko xam ci gëstu ci xam-xam ba li nga xam ni moom la fi mujj bàyyi muy histoire générale bu Sénégal signature am nekk ci loolu yaakaar naa ni histoire politique wala histoire Sénégal du ko mës fàtte dëgg la man moom Iba Der Thiam professeur moom xamoon naa ko doon naa ko fréquenté doon naa dem këram mais li ma retenir ci moom mooy nit ku nga xamante ne nit ku bëgg xam-xam la nit ku sàkku xam-xam la ba ni ko fi yàlla jëlee boo demee këram fu mu toog yëpp da ngay gis ay journaux ay archives kër gi amatul woon sax espace ndax salon bi yëpp ay livres la ay journaux yu yàgg yoo nga xamante ni et toujours dafay bëgg di expliquer bu toogee di la waxee xam-xam te lépp lu mu la wax daf koy référence du wax rek nii di sànni lépp lu mu wax rek da koy teg ci téere wala mu teg ko ci lu nga xamante ni nit ku bëri xam-xam bindoon na ko moo nit ko nga xamante ni également jullit la woon ba bi mu feebaree professeur waxtu daaw ko raw noonu la mos a mel demoon na bëgg vraiment nekk nit koo xamante ni ni mu bëggee xam-xam noonu la nekk woon jullit àqan man li may xaw a naqar rek mooy Sénégal nit ñu mel ñi bu ñu génnee àdduna rek lañ leen di yëkkati daf may fàttali professeur Souleymane Seck bu nekk Bargny génn na àdduna je pense moom moo créé woon école institut mais Pape nit ku bëri xam-xam comme professeur Iba Der Thiam nekkoon na député tout à fait nit ku nga xamante ni vraiment man dama doon dem këram di ko seet ku nit ku yàlla may lay génn àdduna donc dama bëgg daal sunu nit ñu mel ñii tey ji bu ñu dundee nekk di dund ñuy profité ci seen xam-xam di leen yëkkati vraiment loolu daal mooy message bi ma doon bëgg a lancer. jërëjëf Modou Bane man témoignage li ma gën a marqué ci moom rek ci fàttaliku bi may nekk Walfadjri ci benn émission bu ma doon def muy penco dama ko ci mës a invité mu ñëw ci waaw bi mu ñëw ci salle d'attente bi dama ko gis mu summi dàllam ñëw toog bi ni mu toogee ak ni mu tegee nii loxoom ci ay teggin daal ak yar man loolu daf ma marqué loolu du li mu dem nii sax mais loolu lu ma mës a marqué la te téere bi ma bind itam loolu bind naa ko ci parce que fàttaliku la boo xam ni daf ma marqué parce que dama gis mu ñëw ci salle d'attente bi summi ay dàllam ñëw toog comme mën naa wax comme xale wax dëgg yàlla toog correctement toog yaru et puis wax bu sedd ñu def émission vraiment mu nekk koo xam ni ku ubbeeku la ku fair play la itam ku démocrate la loolu bokk na ci li nga xam ne lu ma marqué la ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana mënul woon ñàkk ñu rendre ko hommage ndax tam cëram la wax dëgg yàlla bu ñu amee plateau bu mel nii yéen aussi ngeen daje fi cëram la ñu fàttali ko bu baax ñu ñëw nag ci li nga xam ni Maro excuse-moi d'accord am na li ñu wax lépp am na lu ko féete kaw ku gëmoon diineem la dëgg la moom wax na ko léegi Modou Bane wax na ku gëmoon diineem et puis j'ai fait une petite lapsus nee naa xam naa ko ci SUDES c'est SUEL daa ko xam SUEL syndicat unique de l'enseignement élémentaire dëgg la jërëjëf doyen Mody Niang alors professeur Soudieck dañuy ñëw ci li nga xam ne nag moom laa bëgg ñu waxtaane ko mooy président de la république génn bu yàggul ci dimanche bi ñu génn daal di teg benn gouvernement bi am na nu ñu ko doon xaare man xëy na am na lu ma ko doon xaare ku ne am na lu mu doon xaar ci gouvernement boobu ndax sa gouvernement bi nga gis yow
mu toll ci 33 ministres ak ñeent ci ay ministre secrétaire d'État ndax am nga ci maanaam li nga ci doon xaar est-ce que gis nga ko ci. waaw man gouvernement bi dama doon xaar président de la République samp ko ngir ñu mun ci am ay jàngat mais jàngat bi nga xamante ne moom lañ. ban xeetu jàngat maanaam. c'est-à-dire que bu fekkante ne teg na gouvernement bi dinañu mën a xam ndax dafa jublu ci liggéeyal askan wi loolu mooy priorité wala dafa jublu ci wàllu politique wala dafa jublu ci wàllu succession wala dafa jublu ci wàllu teg ay jalons pour 3e mandat. Donc il fallait que mu teg gouvernement bi ba pare ñu mën a xam quoi. Voilà donc bi mu tegee gouvernement bi man dama ci gis gouvernement politique gouvernement politicien boo xam ne dafay régler jafe-jafe yi nga xam ne moo amoon xëy na ci biir campam ci biir Benno Bokk Yaakaar ak ci biir APR ba noppi tijjeeku ci yeneen force politique gis nañu ne ku mel ni Idrissa Seck dugg si na ak réew mi gis nañ aussi ne Oumar Sarr nga xam ne c'est un transfuge du Parti démocratique sénégalais moom tamit dugg na ci gouvernement bi donc maître Aïssata Tall Sall moom rejoindre noonu na ko gis nañ ne tabal nañ ko ndombo tànk donc dafa am ouverture dafa mel ni dafay yaatal sa surface de légitimité dafay yokk cëslaayu nguuram ngir gën ko dëgëral ba tax na am na Benno Bokk Yaakaar mais jëliwaat na encore yeneen force politique yoo xam ne daf koy yokk ci yi nga xamante ne moom la amoon bu jëlee 58% yi mu am yokk ci 20% Idrissa Seck da ngay gis ne ça fait 78% à peu près donc quelque part dafay gën a dooleel coalition am mais ci biir loolu aussi am na leneen loo xam ne. mais bul fàtte aussi que Idrissa Seck moo dugg ci gouvernement peut-être ak réew mi mais pas la coalition alors que coalition bi moo def pourcentage boobu. waaw dëgg la mais je veux dire que bu ñu raisonner en termes de résultats électoraux tout simplement il a eu parce que c'était lui la figure moom moo nekkoon ki nga xam ne moom la ñu jiitaloon mais ci laa doon ñëw bu ñu fàtte ne manipulation politicien yooyu bokkul ak li nga xamante ne moom la askan bi di dogal moo tax ma ni on peut être un maître du jeu politicien maanaam manipuler ay appareils mais on n'est pas forcément un maître du jeu démocratique xëy na Idrissa Seck dem na mais yóbbaalewul ñëpp ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom parce que am na ñu bëri ñu ci désolidarisé wu am na itam ci opinion bi ci Sénégalais yi ñu bëri ñoo xam ne ànduñu ci nu mu doxale ndax dafa waroo ak lépp li nga xam ne moom la doon wax donc loolu moo tax je pense que mais président Sall dafa nekk ci ay manipulation donc ci manipulation yooyu laa nekk mais maintenant le résultat des manipulations ça c'est autre chose. D'accord. Voilà mi ngi ci manipulation d'appareil yi mais en réalité loolu ça ne veut pas dire que peuple bi dina ko ci topp. D'accord mais am na question bu ma xam ne bala may jox Oumar wax nga ni am na loo doon xaar ba xam parce que ci sa biir wax dégg naa nga ni dafay dëgëral pouvoir am donc kuy dëgëral pouvoir am alors que 3e mandat nekk lu ñuy ruumandaat ndax kon da nga jàpp ni gouvernement bi yow li nga doon gis mooy dafa jëm ci briguer beneen mandat pour yow. loolu kenn mënu ko dàq parce que pour 2 raisons première raison bi mooy ñëpp ci nga xamante ne ñi ngi faroon ak moom nekk ay kàngam ci partem daf leen a génne donc boo génnee ñëpp ñoo xamante ne waroon nañ la wuutu ci biir APR wala ci biir Benno Bokk Yaakaar dafay mel ni da ngay wax ne implicitement man rek maa mën a doon candidat APR wala candidat Benno Bokk Yaakaar keneen mënu ko doon. kooku première hypothèse la deuxième hypothèse bi aussi mi ngi casser opposition bi waxoon na ne je réduirai l'opposition à sa plus simple expression. Donc bu fekkente ni jël na ku mel ni Idrissa Seck xëcc ko ci moom daf koy discréditer na ko discréditer boo xam ne opposition bi dootul am une figure emblématique une figure charismatique boo xam ne dana mën a porter un projet donc bu fekkente ne wàññi na opposition bi par la répression. loolu am naa ci question yu ma mais xam naa ni bëgguma ñu def ko benn face à face alors Oumar yow lan nga doon xaar d'abord